mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV dal leen nag jàmm ci xibaar yi ñu jukki leen li ci gën a fës wax ci tolluwaayu mbas mi tey jëlee ci àllarba gi lu toll ak juróom-benn fukk ak juróom ñoo amee jàngoro ji ju ñett ci ñoom ñàkk seen bakkan daa ngeen ci ànd ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ci biir xibaar yi bu ñu fa bàyyeekoo daañu wutali foofee ca commune bu Thiénaba ak premier maire bu gox boobee di Bathie Ciss journée de sensibilisation don de masque mu toll ci 700 000 francs CFA mu jagleel ko yenn ci ay école foofee ca commune bi daañu ci ànd ak moom nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi bu ñu fa bàyyeekoo daañu wutali foofee ca commune bu Morona ak Yves Lamine Ciss di jaraafu gox ba lu toll ak juróom-ñett fukk ci ay ndaw ñu formé leen nag lu jëm ci wàllu yarum ginaar ak lu jëm ci wàllu maraîchage li nu mel nag daan am pàcc bu am solo boo xam ne dana ko daal di rek saafara ci xëyu ndaw ñi loolee daa ngeen ci dikk ak moom Yves Lamine Ciss ci biir xibaar yi bu ñu fa bàyyeekoo daañu wutali foofee ca université Aliou Diop bu Bambey étudiants yi nag daal dinañuy amal benn grève Elimix daal dina ciy teg nag lekk te duñu fay loolee daa ngeen ci ànd ak Aminata Ndiaye mi ñu fas yéene jàngatal xibaar yi ñeel bi réew mi mbokk yi lii daañu ci toftal xibaar yi ñeel biti réew li ci yéene kaay mooy ndar képp yi la xibaar tey jile àllarba yemook fukki fan ak ñeent ci weeru avril atum 2021 asalaamaaleykum. mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ni ñu ko junjee ci ponku xibaar yi tolluwaayu mbas mi tey jii ci àllarba gi lu toll ak juróom-benn fukk ak juróom ñoo amee jàngoro ji ñett si ñoom ñàkk seenu bakkan ñu dem foofee ca ministère de la santé et de l'action sociale ànd seeg docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni. ak juróomi téeméer ak fukk ak benn test yi ñu def juróom benn fukk ak juróom ñoo ci positif yooyu am nañ ci ñaar fukk ak benn cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci ñeent fukk ak ñeent ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim ni la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci fanweer ak ñaar yu tëddee nii ñett ci Almadies Ouakam ak Dakar Plateau ak Yoff am nañ ci ñaar ci Médina Parcelles Assainies ak Yeumbeul benn ci Amitié 1 Arafat Diamniadio Fanok Golf Sud Keur Massar Mariste Ngor Ñaari Tali Ouest Foire Point E Rufisque Scat Urbam ak Sicap Karak ci région yi am nañ ci fukk ak ñaar yu tëddee ni ñaar ci Mbour ak Ziguinchor benn ci Diofior Goudiri Kaolack Kédougou Louga Saint-Louis Sédhiou ak Tivaouane ñeent fukk ak juróom-ñeent si malade yu entré woon hôpital ak ñu doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee fukk ak juróom-ñaari malade ñoo nekk réanimation ñett malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb talaata fukki fan ak ñett ci weeru avril mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan mu ngoog ñu jógee foofee ca makkaanu jëwriñ ju ñu dénk wàllu wër-gu-yaram wutali foofee ca commune bu Thiénaba ak premier adjoint au maire Bathie Ciss niki démb la doon amal benn journée de sensibilisation ak don de masque ak gel lu toll ci 700 000 francs CFA loole nag mu amal ko ci ay yenn ci école primaire ya nekk foofee ca gox ba daal di nag taxaw seetlu ca anam ba nga xam ne école yooyee noonee la ñu nekkee lu jëm ci mur de clôture daanaka fekkuñu ko fa lu nu mel mu daal di koy ñaawlu yëkkati ay kàddu dénk ko Moussa Mbaye ñu teewlu ko. tey nag li ñu yëkkati woon mooy dañu jógoon pour nemmeeku ay école président de la république yëkkati li ñu tuddee état d'urgence sanitaire maanaam nit ñi mën a delloowaat ci seen i ay activités ci seen ay yëngatu parce que aussi réew mu ndóol la ñu nekk am na loo xam te ne mënuñu ko permettre suñu bopp bi yàlla dogalee mesure boobu am waaye dañu wut ay pexe pour mën a dund ak moom ci pexe yooyu nag lañu ne woon nañu fexe wut loo xamante ni lu nit ñi di jëfandikoo la ci lieu de rassemblement yi lu mel ni gel wala lu mel ni masque ñu wut ci loo xamante ni une valeur de 700 000 francs jéem ko jébbal école yi nga xamante ni ñu ngi nekk Thiénaba yenn ci ay école
leneen li ci dolliku mooy ñu constater aussi situation établissement yooyu ñeenti écoles yi yàlla def ñu visiter tey amul benn bu ci am clôture ñeenti écoles yëpp et loolu nag mu ñu interpeller ñun non seulement en tant qu'autorité mais en tant que doomu dëkk bi doomi Thiénaba doomi commune Thiénaba loolu du ñuy interpeller pour wax ni ay urgence la yoo xamante ni mairie bi war na ko jël en charge mais aussi population war nañ ci jàpp pour que question yooyu ñu mën ko jël en charge parce que ñun ñëpp jaar nañ ci école primaire yi et on sait très bien que école primaire moom mooy base bu une bonne éducation su école primaire baaxee faneen foo mënti dem mën na am nga fay résultats yu baax. tax ci dolli ay école la ay njàngale ma la moo xamante ni mu suufe mi dafa bokk ci compétences transférées yi kon tey dafay jaadu mairie bi jël en charge ces questions là mais dafay jaadu ñu dem au-delà de jël en charge ces questions là parce que gis nañ dëkk bi am na ñoo xam te ni soxla nañ Thiénaba am na ñoo xam te ni soxla nañ suufu Thiénaba muy ay investisseurs wala muy ay entreprises ñoom bu ñu ñëwee am na loo xam te ni bu ko mairie bi mënul mais ñoom ci seen responsabilité sociétale waa maire bi war na leen mën a pousse pour que ñoom ñu dugal seen loxo ci fonctionnement école yi. mu ngoog ñu bàyyeekoo foofee ca commune bu Thiénaba wutali ca Morolan foofe nag jaraafu gox ba ci formation bu ñu jagleel yenn ci ndaw ñi mu ñu toll nag ci juróom-ñett fukk jëm nag ci wàllu yarum ginaar ak lii di maraîchage loole nag ñu daal di koy taxawal ngir gën a sóob seen loxo ci xëyub ndaw ñi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne kii di jaraafu gox ba Yves Lamine Ciss moo ko dénk Moussa Mbaye ñu teewlu ko. li ñu fi def taxa daje tey mooy jox ay ndaw yu Morolan yi lu mat juróom-ñetti fukk ñu jox leen ay seen ndijaasa ndax dañoo leen doon tàggat ci wàllu yarum ginaar ak ci wàllu maanaam nu ñuy bayee bayum dër maanaam mbayum roose mais bu mucc ayib kon boog vraiment gërëm nañu en tout cas vraiment waa centre de formation bu Morolan mais Jean Balo Diouf mais gërëm nañu surtout maanaam waa GIZ waa GFA yu xam ni donc waa Allemagne ñooñu ko jagleel donc formation bi boo xoolee ci xayma nekk na presque fukki millions ak lu topp loolu yëpp vraiment ñu ngi gërëm en tout cas waa GIZ te GIZ yemul foofu kese parce que GIZ daaw ñëwoon na fii jàppale ñu benn formation pour ñaari fukki xale yu jigéen ci wàllu sérigraphie encore fu mu nekk nii GIZ mu ngi ñuy jàppale pour donc tabax fii biir Morolan benn centre maanaam foo xam ni dañuy traité maanaam ay mbalit sur bii jóge ci kër yi pour que vraiment Morolan nekk commune bu set donc loolu la ñuy ñaan yàlla. ça parce que boo xoolee am na ndaw yoo xam ni génn nañu centre de formation bi xëy na amuñu liggéey ñun dañoo daje woon ak ñoom daaw ñu taxawal lu ñuy tuddee donc fonds d'entrepreneuriat donc fonds boobu commune bi voté na fukki millions bu ñu ko voté c'est pour que xale yi ñu mën leen gunge du ñu nekk ñëw nag di financer pour voilà pour financer. mais dañuy gunge ñoo xam ni jël nañu ay initiative ñu gunge leen pour que lu ñuy def mu mën a jëm kanam. ak waa centre de formation bi organiser xale yi pour que ñoom peut-être ñu nekk ay groupe comme ça xale yooyu aussi ñu gunge leen ci loolu maanaam ndaw yi lu ñu mën a xaar ci mairie mooy gunge mais mairie bi mënul def dara seen place ñoom tàggat nañ leen pare ku ñu tàggat pare léegi nag bu dee fukki ginaar bu dee yow dañ def tàggat ci wàllu yarum ginaar. bu dee benn fukki ginaar war nga mën a yar di tàmbali bu dee tamit benn plan maanaam plan su salade war nga ko mën a tàmbali di jaay je pense que kenn warul xaar kenn kii xaar moom même boo ko financé ay millions du dem. mu ngoog ñu desandi ci foofee ca commune bu Morolan wax nag ci formation boobee ñu doon amal ci juróom-ñetti fukki ndaw ginnaaw bi nga xam ne lii di GIGN GFA ñoom ñaa ko fa daal di amal mu toll nag ci fukki millions ci suñuy koppar lañu sa dugal bu ñu sukkandikoo ci Saliou Sène mi directeur bu centre de formation kaddu yi mu dénk Moussa Mbaye ñu teewlu ko. tey mbégte laa am ak bànneex lu tax parce que dañuy former 80 jeunes au niveau de Morolan ñen ñoo leen former. kan moo financé loolu partenaire bi ñuy wax GFA GIZ jaarale ko ci commune ma ne ko kon ndox bàyyiwul yoonam ndax bu demee booy lëkkale ak commune contexte bi daf ko laajte ndax maire yi ñoo taxaw tey naan lépp luy politique de jeunesse dañ ko war a jaarale ci ñoom au niveau de l'association du maire dégg nañ ko démb Aline Sall ak waa ANPEJ ak waa DER kon tey bu GFA ñëwee jaar foofu injecté 10 millions 600 au niveau du centre pour former 80 jeunes
ñeent ci affaire mbéyum dër ak yeneen ñeent ci yarum ganaar nag dafa am ñaar li ñuy wax pondeuse ak li ñuy wax chair bi yoon nag chair lañ formé ñeent ñooñu aussi kon def nañ formation bi ci fukki fan ak juróom waaye fukki fan ak juróom yooyu dañ ko séparé maanaam bu ñu defee juróomi fan def pause 15 jours kon ci ñeent fukki fan ak juróom yi déroulé nañ 15 jours de formation mu méngoo ak procédure itinéraire technique métier bi kon loolu ñu ngi ciy sant GFA di ko sant aussi ndax nit la koo xam ne dégg na appelu son excellence président de la République Macky Sall bi mu naan bi jeunes yi yëngalee bi mu ne comprendre na message jeune loolu mooy jeunes yi nañ leen jox formation professionnelle ñu fexe ñu am métier loolu la GFA def tey jox xale yi 80 jeunes formation de qualité jeunes yooyu bu ñu génnee ñu ngi leen di inciter ñu regroupé wu mën a wut liggéey pour yëngatu ci li ñuy wax entrepreneuriat ak auto insertion. mu ngoog ñu tàbbi ci xibaar yi ñeel biir réew mi foofee ca université Aliou Diop bu Bambey étudiants yi nag daal dinañuy amal grève Illimix daal di ci teg sax lekk te duñu fay loolee leeral dañ ci ànd ak Aminata Ndiaye. ñu tàmbalee xibaar yi biir réew mi ak kii di chef d'état-major général bu l'armée bi gannaaw ba ñu ko tabbee tabb bu yees dina amal tukki nemmeeku ngir seeti ñi nga xamante ne ñooy troupe yi bokk ca commandement ak service ya ci fukki fan ak ñeent ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru avril ci loolu itam dina dem seeti waa état-major bu l'armée de terre ak marine nationale ak ña nga xamante ne ñoo di direction ak service ya ci fukki fan ak ñeent ba fukki fan ak juróom benn ci weeru avril. jëwriñ ji ñu dénk wàllum tàggat yaram di Matar Ba daal dina ñaawlu xew-xew yi nga xamante ne ni moo jot a am fële ca arène nationale gannaaw ba ay supporters jëlee ay chaise yëkkati ko sànni ko ca biir piste ba loolee nag tax ba président CNG ba mu ko seetsee mu xamal ni ko daal nañu topp mbir mi le ba xam ña ko def daal di leen ay teg ay daan. étudiants ya nekk ca université Aliou Diop bu Bambey ña ngay fësal seen naqar loolee nag tax ba ñu décréter journée sans ticket maanaam lekk te doo fay ñi ngi naqarlu itam ñàkk fulaal gi nga xamante ne autorités yi ñàkk nañ leen ko fulaal ci seen ñaxtu ngir seeni dundin ak seen nekkin ca université ya gën a jaar yoon. lii moo nekkoon seen xibaar yi soxal biir réew. mu ngoog sant ko gërëm ko Aminata Ndiaye mi ñu doon jukkil xibaar yi ñeel biir réew mi pàcc bu am solo jëm ci wàllu wér-gi-yaram ñu jagleel leen ko ci seen télévision Prestige TV ci jamono yi koor ñu ànd seek Rokhaya Mbengue. mbokk yi tey jii dañoo fas yéene waxtaani wàllu wér-gu-yaram ci weeru koor gi tey nag ñu taamu professeur Edmond Bertrand ñu am ay conseils yu mu jox ñi nga xamante ni dañoo fas yéene woor ak it nan la ñuy def ngir bañ a yàq li di seen wér-gu-yaram ci weeru koor gi woor bokk na ci li nga xamante ni dañ koo digle waaye warul indil doomu aadama ay yàquteef ci wàllu wér-gu-yaramam mu mel ni looloo tax war nañoo bàyyi bu baax a baax xel ci li nga xamante ni moo di maladie yi ñu tuddee les maladies aiguës bokk na ci li nga xamante ni moo di ay feebar yu dëkk ak doomu aadama bi ak it yoo nga xamante ni war nañoo dem saytu suñu wér-gu-yaram laaj ko ki ñuy faj ci biir loolu dina xam ba xam ndax maladie bi ñu am war na ànd ak koor bokk na également ci yooyu diabète hypertension insuffisance cardiaque ak insuffisance rénale infection pulmonaire lii di ulcère estomac épilepsie asthme drépanocytose entre autres ñu wax ne itamit lépp dinañ ko xam laata ñuy daal di waxantaan ak médecin bi ngir itam mu defal ñu benn préparation médicale bu ñu wooree soxla nañu ginnaaw juróom-benni fanu koor gi danañu gis ne dañuy am mettitu bopp yu baree bari waaye it loo nga xamante ni lu normal la ndax it suukar bi nekk suñu deret dafay wàññeeku mën a indi li ñuy tuddee hypoglycémie maanaam jafe-jafe yi am suukar suñu yaram waaye it li nga xamante ni moo di bàyyi café te tàmmoon ko loolu it mën nañu indil ay mettitu bopp yu doy waar mu mel ni it dina am ay mbir yu mel ni seere maanaam constipation lii di mel ni looy waaj a wàccu ak itamit di géex lu bari mu mel ni yooyu mën na bokk ci li nga xamante ni dina tax suñuy nelaw du daal di régulier waaye it war nañoo mën a def nuñ ko corriger mu mel ni ba tey suñu docteur bi mi ngi ñuy digal ne li ci war nag moo di ñu seet bu fekkee
fekkente ne dañoo woor naka la ñuy def bu ñuy dog ñu am nag yoo nga xamante ni moom la ñuy taamu bokk na ci li ñu tuddee ay boissons tièdes maanaam li ñuy naan bu mu tàng bu mu sedd bokk na ci ndox moo nga xamante ni du ndox bu sedd bokk na ci it lii di meew boo nga xamante ne dañ koo xaw a tàngal ak it supp yi nga xamante ne tàngul jër seddul guy mu mel ni yooyu dina tax ñu daal di delloo si li nga xamante ni moo di ndox bi nekk suñuy yaram. wàllu suukar nag nañu taamu bu ñuy wori wala bu ñuy dog lu mel ni ki tàndarma lu mel ni ki lem ak confiture bu fekkente ne dañoo toog 2 heures de temps après bu ñu dogee ba noppi war nañoo mën a jël nag lu mel ni jën lu mel ni ginaar ak yu ni mel ak it lujum ak li nga xamante ni moo di mburu wala crêpe wala lentille wala pois chiche wala rek ay fruits lekk ko bu fekkente ne nag dañoo taamu li nga xamante ni moom la ñuy xëddee war nañ seet li ñuy tuddee sucre lent yi nga xamante ni mën nañ ko fekk ci semoule ci crêpe ci céréales yi ak ci mburu mi mu mel ni loolu buñ ko defee boole ko ak benn thé bu oyof wala café bu oyof dinañu dimbale bu baax a baax ci fajar gi waaye it ñu jeexalee ci li nga xamante ne rek moo di ci diggante lekk yi nga xamante ne dañ koy def nañ ci boole rek nelaw boo nga xamante ne bu mënee mat 4 heures dina ci baax waaye nag bu ñu mënee ci journée bi ñu mottalee ko ak benn sieste dina ci baax loolu it war na mën a ànd itam ak dox tuuti ngir itam li ñuy lekk mën a rees ci niñ ko soxlaa mu mel ni li nga xamante ne rek moo di weeru koor li koy gën a mën a dimbale moo di wàññi tuxum cigarette gi ginnaaw ba ñu dogee ndax yooyee mën nañu indil li ñuy tudd infarctus wala myocarde ki nga xamante ni dafa nekk ci santé bu am solo kooku nag mën nañ koo digal mu daal di woor ndax itamit loolu daf koy dimbale ci wàllu ko forme bi muy am physiquement waaye it ci wàllu xelam ndax koor dafa bari ay mbir yoo nga xamante ne daal docteur yi màndargane nañu ànd nañ ceeg diine gi nangu ne lu baax la ci doomu aadama waaye nag docteur néerlandais bi nga xamante ni moo di Mohamed Al Abdoni moom nag mi ngi xamle ne bu fekkente ne topp nañu science bi ak li mu digle moo di hygiène de vie daal di nga ko am bu fekkente ne dangaa woor maanaam koor daal lu mën a dimbale doomu aadama la ci dundinam waaye nag bu fekkente ne am nga perte de poids maanaam ngay jeex ginnaaw ba nga xamante ne dangaa amoon yaram loolu la mën a dimbale la waaye bu fekkente ne nag dangaa jeex loolu nag moom war nañ koo seetaat li nga xamante ne moo di lekk gu bari gi nga xamante ni it dañ koy def ci guddi gi lu ñu mën a sonnal la ndax it dafay yokk suñu poids torop loolu it nee nañu lu jara moytu la ngir nag it diggante lu baax ak lu bon dañoo jege yoo loolu lañ leen indi loon tey jii ci wàllu gëstu bi ñu jagleeloon wàllu boo wooree nag nga war a taxawee di leen jox rendez-vous beneen yoon ci beneen façon ngi taxawaay ngir it weeru koor gi mën la jàppale ci jàmm di leen ñaanal kooru jàmm. mu ngoog sant ko gërëm ko moom Rokhaya Mbengue xibaar yi ñeel biti réew ñu dem foofee ca Bénin kii di Patrice Talon daal dinañ koy tabaat ci boppu réew ma daanaka téeméer boo jël juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñoo ko sànni la xob leeral ñu ànd seeg Mamadou Ndione. xibaar yi teel bitim réew ñu daal di ko doore foofee ca Bénin ginnaaw gu ñu amalee nag seen wot yi dimanche gi weesu manes nañ jàpp ne nag président bi xam ne moo nekkoon ca boppu réew ma di Patrice Talon jàll na ca premier tour daal di gagné élection yi ginnaaw bu mu amee 86,57%. wax nañ ne sax ñi xam ne ñoo bokkoon ci wàtte boobee ñi xam ne ñoo inscriroon toll na ci li tolloog 50,17% ba tax na nag ginnaaw bu ñu annoncé résultat provisoire yi ña nga xam ne nag ñoo fare ca président Patrice Talon daal di nañu màggal ndam boobee ca seen siège ba nekk ca capitale ba di Cotonou. jóge Bénin dem fële ca Tchad ñu jàpp ne nag ay yeneen rebelle li ñuy wax conseil national pour le changement daal di na daal def colonne ngir daal di wut si dëkk bi ñuy wax Fala-Largeau nekk nag ca Tibesti ngir teg ko loxo donte ne sax loolee kenn leeralu ko gouvernement ba nag la ko gën a yitteel daal mooy jàmmarloo bu mu doon def fan yi ak yeneen groupe rebelle yi ñuy wax Front pour l'alternance et la concorde au Tchad ñu koy wax FACT ñoom nag daal dinañu songo ak rebelle yooyee
ca département bu Wour ak Joar nekk nag ca région bu Tibesti ñu jàpp ne nag jamono yi réewum Tchad daal jàpp nañ ne la jëm nag ci wàllu congub rebelle ñu ngi fay wéy di bari ba tax na nag ñaari camp yooye waa nguur ga ak rebelle yooye ku nekk daal mu ngay fësal communiqué di xam le ne daal man maa jékku sa moroom. jeexale xibaar yi teel bitim réew ak foofee ca Soudan ginnaaw fukki fan a ngi nii rek agence des Nations Unies pour les réfugiés maanaam kuréelu Nations Unies bi nga xam ne moo yor li jëm nag ci wàllu daw làkku yi ñoom de xamle nañ ne ay xeexoo daal yu dox ci diggante ay waasu foofee ca Soudan xeexoo yu metti am na fa daal ba du tolloog téeméeri nit ak ñeent fukk ak ñeent daal di ñàkk seen bakkan lu tolloog ñaari junni nit daal di am ay gaañu yu metti ca dëkk boobee ñu wax El Geneina nekk ca région bu Darfour nee nañ sax xeexoo yooyu sax tax na daal bu lu tolloog ñaari téeméer nit wala lu ko ëpp daal di dawee foofee ca Soudan wuti nag dëkk bii di Tchad ngir ñu dem lakkatu foofee. mu ngoog sant ko gërëm ko Mamadou Ndione mi ñu doon jukkil xibaari ñeel biti réew wàllu tàggat yaram Fallou Ndaw lañ ci àndal bokk na la ca gën a fës lii di Paris Saint-Germain daal dinay qualifié nag ci demi-finale Ligue des Champions. ñu ubbee ko doore ko ak Ligue des Champions ci Europe nga xam ne jongante nañu seeni quart de finale Paris Saint-Germain démb nag gagné na tikkeem rek pour dem ci demi-finale Ligue des Champions. Paris Saint-Germain ndaxam day dafa daanu ci dëkkam Bayern moo ko fa fekk daan ko benn bal ci dara wante loolu doyul pour rek Bayern mun a dem ci demi-finale bi ndax ñu ngi fàttali ne ca phase aller bi fële ca Allemagne Paris Saint-Germain dafa fekkoon Bayern de Munich daan ko 3 ci 2 ba tax na Paris Saint-Germain nag ci jamono ji mun nañu jàpp rek ne jël na ab fayoom ci Bayern de Munich suñu jàppee ne Bayern de Munich ci finale édition bi weesu moom moo daanoon Paris Saint-Germain ci ndam lii nga xam ne nag Paris Saint-Germain am na ko ci Bayern de Munich mel na ni Paris Saint-Germain nag jël na titre Bayern bi teg ko en jeu ndax kii nga xam ne moo yore woon raaye ji di Bayern de Munich comme daanu na raaye ji nag à la budde dina dem feneen fudul fële ci Bayern loolu nag tax na Paris Saint-Germain dox na benn jéego bu wóor pour rek mun a jëm ci gagné ticket bu jiitu ci histoire am Chelsea moom dafa daan Porto 2 ci 0 moom it qualifié na pour demi-finale yi ca aller ba nag Porto dafa daanoon 1 ci 0 tey jii nag la ñuy jongante rek yeneen quart de finale yi Liverpool bu Sadio Mané nag dina dalal Real Madrid bu Benzema ci aller ba nag Real moo amoon ndam 3 ci 1 ba tax na jongante bu métti lay doon Dortmund moom it dina dalal Manchester City ca aller ba Manchester City moo daanoon ci dëkkam 2 ci 1 ñu wax ci Europa League ñoom it ñu ngi jongante seeni quart de finale ëllëg ak jàmm lañ koy doon ci alxames gi Manchester United dina dalal Grenade bu Espagne Manchester nekk ci réewum Angleterre ci aller ba nag Manchester moo daanoon 2 ci 0 Slavia dina dalal Arsenal ca aller ba ñaari équipe yi dañoo témboo woon ku ci nekk 1 bal la dugaloon ci sa camp morom AS Rome bu Italie dina dalal Ajax d'Amsterdam ci aller ba AS Rome moo daanoon Ajax 2 ci 1 Villarreal bu Espagne dina dalal Dinamo ca aller Villarreal moo amoon ndam dafa fekki woon Dinamo daan ko 1 ci 0 mu ngoog sant ko gërëm ko Fallou Ndaw li ci yéenekaay yi mbokk yi mooy ndar képp yi li xibaar Rokhaya Mbengue lañ ci àndal. ak jàmm Macky Sall di président de la République bu Sénégal def na ay accords yu am solo ba mu demee ci réewum Belgique mu mel ni ànd na ak fédération Wallonne ak Institut Pasteur bu Ndakaaru ngir ñu daal di xaatim loo nga xamante ne dafa fas yéene jëm ci ay vaccin yu jëm ci wàllum naka la ñuy def ngir faagaagal lii di mbas mi am ci àdduna bi waaye it Sénégal fas yéene na renforcer li nga xamante ni moo di taxawaayam ci lépp lu jëm ci biotechnologie ngir tamit médecine bi mën a aw ca kanam mën a jëm ca kanam
ñu daal di jàll ci wàllug justice waxtaane li nga xamante ni moo làqatu ci kan mooy remplacer kii di doyen des juges di Samba Sall bi gédd àdduna mu mel ni poste bi nga xamante ne moom la yoroon fi mu ne nii dafa mel ni ñu jëfaru ñoo ci bëgg taxaw ndax it képp kuy magistrat ak juge fi mu ne nii bëgg nañu jublu ci 400 dossiers yi nga xamante ni jamono ji taxaw na ngir itam ñu xam nan lañ koy doxalee foofu ci cabinet d'instruction bi mu mel ni kon magistrat yi ñoom fi mu ne nii daal li ñu bëgg moo di taxawaayu Samba Sall moomee li ci leer ba leer moo di président de la république mënul nommer kenn ko nga xamante ni moo fas yéene taxawaay moo fas yéene remplacer kii di Samba Sall le quotidien moom nag daal ne ànd ak ñun ci benn voyage bu am solo fële ca Kédougou ca l'hôpital Ninifécha mu mel ni jamono ji nag la fa xew métti na ndax tamit bañ ko inauguré ci 2002 waa Vision Mondiale daal di woon ci taxaw def ko mu nekk ab poste de santé bu yaatu ci 2014 nekkoon foo nga xamante ne dañ ko daan rafetlu jamono ji de lii di hôpital Ninifécha mu mel ni tur ba rek fa des ñi nga xamante ne ñoo fa nekkoon ne nañu màgget na loolu ñi nga xamante ne ñoo di li nga xamante ni moo di oto yañ daan dawal ña nga en panne waaye nag personnel ba nga xamante ne ñoo fa nekk jamono ji bareetuñu mu mel ni ay souvenir dong ñoo fa des. La Tribune moom nag mi ngi dikkaat ci chômeurs yi ni ñu yokkoo fii ci réewu Sénégal entreprise yi nga xamante ne ñu ngi koy tëj jamono ji waaye li nga xamante ni it moo di lay xew ca marché ba maanaam yañ daan jënd jamono ji kenn maîtriser tu ko mu mel ni rek lépp loo nga xamante ne moom mooy secteur yi nga xamante ni moo doon tax doomu aadama bi di dund ca na mu waree fi mu ne nii dafa nekk ci crise ca page 4 ba journal des médias ba ma ngay wax ne waa état boo nga xamante ni dafa respecté boppam nan la mën a seetaanee ba jamono ji bépp accord bu mu waroon taxawee mu daal di koy bàyyi ba jamono ji nit ñi nekk ci ay jafe-jafe ci biir Vox Pop ki di star américaine bi di Akon moom nag ginnaaw ba mu waxee def benn business foofee ca Uganda dafa mel ni daal am na ay deal yoo nga xamante ne tegu na ci kawam waaw parce que groupe américain yi di Human Rights Foundation ak Vanguard Africa ñoom nag nee nañu dañuy bañ li nga xamante ne rek moom la Museveni fas yéene def mu di rek daal di koy jël utiliser image am fas yéene nag def li nga xamante ne rek moo di rafetal loolu seen aw yoon nee nañ nag Akon moom bañ ko laajee dafa ne loolu kat dérangé wu ko benn yoon. ñu daal di des ak Vox Pop ndax it dellu si na ci yàqate yi nga xamante ne ñii di amateurs yi def nañ ko lii di arène nationale mu mel ni état bi nee na 32 milliards la ñoo ñëw yàqate loolu du ko nangu benn yoon mu mel ni Matar Ba moom it mer na lool jamono ji ñu toll ndax nee na nag état bi waratul sax bàyyi noonu dafa war a nag dikk ci xool ñan ñoo def lu ni mel ci ay ñaawteef ñu daal leen teg ay daan ñu daal di dem ci stade nee na ñetti victoire ak ay but yoo nga xamante ne encaissé wuñ ci dara Cheikh Gueye nag fi mu ne nii macha allah taxaw na taxawaay gu am solo ci biir Jaraaf mu mel ni quart de finale retour yu C1 yi Liverpool Real ñu war a daje Dortmund ak City suspense dëgg moo fa nar a am si C1 yi Chelsea dem na demi-finale ginnaaw juróom-ñaari at Paris fi mu nekk nii nag moom macha allah fas yéene na wuutu kii di Bayern Neymar nag moom fi mu ne nii nee na am nañu équipe bu mag kii di Gana Gueye fi mu ne nii nag def na ay jéego yu rëy ci bi muy jàkkaarloo ak ñii di waa Munich ñu jeexalee ak sunu lamb kii di Jules Baldé fi mu nekk nii mi ngi teg pression bu rëy kii di Luc Nicolaï nekkoon nag suñu contrat bul fàttale benn yoon ci saison bii lay jeex waaye nag Jules Baldé ma ngay tëkku kii di Modou Lo di ko xamal ni ko mu neex da ngay sëgg bëre mu naqari la da ngay sëgg bëre kon bëreel Matar Ba nag ci biir sunu lamb mer na lool moom fi mu ne nii nee na acte de vandalisme dong la mën a tuddee lañ defoon ci arène nationale nee na bu fekkee dañoo war a tëj arène bi sax nañ ko tëj bu fekkente ne tamit dañoo war a teg ay daan nañ ko def ndax fi mu nekk nii kat état warul seetaan li nga xamante ni moo xew jamono ji ndax ñaaw na te lu frustrant la moom Matar Ba nee na daal fi mu ne nii arène ba ñu tëj ko la yemale ñu leen di ñaanal kenn du lu jàmm. mu ngoog sant ko gërëm ko moom Roqiya Mbeng lii mbokk yi moo di ndar képp yi lay xibaar jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ci xarale gi ñu àndoon ceeg Moussa Mbaye 22h daa ngeen ñëw seen émission salon d'honneur fas yéene see dalal Talla Sylla jaraaf bu commune bu Thiès jaajëfal leen mbokk yi jox leen rendez-vous ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.